fuck comme man démb fayuma ordinateur beeg machine yi yëpp quoi nii laa demee tëddi bàyyi machine yi yëpp mu tàkk nii quoi ok voilà def naa yëpp sax nii quoi alhamdulillah asalaamaaleykum siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di leen ñaanal jàmm dinaa nu commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk keroog ne woon naa leen gunge bi dina am ñu muy teree nelaw keroog waxoon naa leen ne woon naa leen toog leen ngeen xool ñii muy teree nelaw dinañ yeewu andil nu fi wax andil nu fi de quoi parler jox nu du constat encore librairie am lu nu wax ak sénégalais yépp sax dama koy wax avec 2 jours de cela ne woon naa leen gunge bi dina am nu muy tomaate seen xol yi léegi nag solution wu gunge bi solution boobu noonu lu si saa waay bëgg a wut moom mooy terrorisme gunge bi da koy terroriser Macky Sall bëggul gis fuul fu dul rek si wàllam mooy ay nitam ay APR ñeneen ñi moom su gisee fuul foofu da koy terroriser léegi Macky Sall jël na ndam bi léegi ku àndul ak Macky Sall ku àndul ak APR terroriste nga ah je vous l'avais dit ça 2 jours en arrière parce que comme quoi nee naa la sénégalais faut seulement lañ koy jàng il faut seulement analyser nga xool un moment tu vas les comprendre vite fait et bien fait. C'est pas de la magie. Sénégalais est trop prévisible. Parce que lu tax lu fi maam yi bàyyi woon kat la ñuy denc donc nag soo xamee lu fi maam yi bàyyi woon ngay jàng di analyser di gis lu fi maam yi bàyyi woon di nga xam fu ñu jëm parce que nous on ne change pas ñun jéemunoo évoluer jéemunoo changer jéemunoo améliorer jéemunoo dolli ñun du ñuy copier coller ñun du ñuy garder du ñuy conserver en fait. yaa ngi comprendre ñun sénégalais jéemunoo évoluer ñun du ñuy conserver yu fi maam yi bàyyi woon. yooyu noonu tey woon si buumu jàmm bi yooyu noonu tere woon nu noyyi ñun yooyu la ñuy conserver moo tax nag léegi yow soo toogee nga am tuuti clairvoyance soo toogee xool du méchi tu sais là où on va. Je vous l'ai dit il y a 2 jours en arrière ne leen di seetaale le gunge ça va faire des choses et ça va faire des dégâts. Voici maintenant les conséquences du gunge am na ñu mu teree nelaw bu nu yeewoo fajar. La seule chose que ça les a donné wala ça a fait si ñoom moom mooy léegi képp sax ku génn te àndut ak ñoom terroriste la. ma ne leen man ba ma fi yàgg toog di ko wax di toog di yuuxu di expliquer sénégalais yi bëggu noo comprendre soo waxee nu ne lan ah non waxtaan ah kii nangam nee naa leen da ngeen di waxtaanal koo xam ne ni que jar nay waxtaanal te am na xol am xel. dese na tuuti xol di dese xel kooku mën nga kaa teg nga toog nga waxtaan ak moom mais ab mbaam ab imbécile boo xam ne taxaw na devant tous les quelqu'un wax ni que yéen seeni ñaxtu du ma ko déglu kooku kenn du ko waxtaanal kooku loolu muy woote si leen koy fekk ñuus ko et ça c'était depuis le référendum C'était depuis le référendum. Chaque jour, je le dis. Chaque jour, nous sommes fi di jéem a jaay làmmiñ bu rëy nekk fi di pousse affaire yi di gën a metti si ñun
parce que doomaram bi au lieu mu toog mu créer solution day créer nu mu màttee population bi nu mu defee affaire am ba passé ba gars yi génnee ba affaire yi metti ba muy cóol ba kilifa yi diine yi génn freiné nit ñi lan la def génnul waxtaan génnul teg idée génnul teg dafa dem jëndi arme dafa ñëw gën a armé police bi xaar ba pare nag yëkkatiwaat encore deuxième chose am donc genre nit yooyu noonu du nit yu ñuy jaloogal genre nit yooyu noonu du nit yu ñuy toog di naan da nga leen di xalaat parce que ñoom xalaatuñu jéemunoo xalaat da nga leen di ñuus ba pare nu soo ko wax dama koy wax def moo tax un moment man j'ai eu mal au cœur et j'ai eu des choses qui me font ba un moment ma taxaw ma daal ne Sénégalais yi jaru ko saa yu gars yi waxee ma ne leen non ma dem jàpp ji si leen parce que c'est ça les problèmes. On fait une révolution démocrate dans un pays qu'il y a au moins un peu de démocratie. Si le pays avait de la démocratie, là on peut faire une révolution démocrate. Mais le pays n'a pas de démocratie. Le pays est corrompu et n'a que des nervis et des salopards à la tête de l'État. Donc ces gens de pays, sauf que yow nga ne yow da nga ko bëgg a xeex ñëw teg fa démocratie, ils vont te niquer. Xoolal ma genre cette conne là bu ma gis sànq mu nekk kii là xaw ma seen député xaw ma na Anna Gomis. Regarde-moi ces gens de connes comme Anna Gomis ak yeneen. Voici les résultats. Taxawee jaay affaire de base da ngay génn Anna Gomis. Assemblée nationale bi taxaw foofu noonu di jaay wagalu wala di koobalu génnal si mbedd bi nga koobalu wala bandi sa moroomu jéeg moo lay noq ba toog sa kaw yooyu noonu góor yooyu noonu nekk foofu du la laal da ngay génn nga dem si mbedd bi nga wax sa yëfu reewande yooyu nga def si biir assemblée bi nga dem def ko si mbedd bi sa moroomu jéeg dina la dóor ba jël poojam teg ko sa kaw maa la wax loolu nee naa leen gars lii nii tant que ñoo ngi toog di ko seetaan Macky Sall va nous prendre pour des cons et il va s'amuser avec notre constitution et s'amuser avec nos lois te voici les choses qui se font maintenant ba ma koy wax de nee naa leen Macky Sall xam nga wax naa nee naa leen Macky Sall dina def 3e mandat gars yi naan ma kii nanga ne ma ne leen yéen seetaan leen gars yi di wax ki di tëb ma ne leen non Macky Sall fout le désordre pour s'échapper moo tax balaa may dee su ma déggee ay gars yu naan bàyyi réew mi génn réew mi daf may metti Macky Sall walul wàcc nguur gi ba pare génn réew mi loolu amu fi doo diriger réew mi pendant plus de 10 ans def si lu la neex ba pare ne naan la génnal réew mi non du lay téye si biir dëkk bi ngay gis lu mu fi liggéey dund kook nit ñi nu lay ñuus chaque jour loolu laa gëm mais gars yi taxaw non Macky Sall ma kii non bëggatunu na génn réew mi dafay yomb loolu day wut Macky Sall désordre bii muy def nii loolu lay wut il ne veut pas faire une passation de service wax naa leen ko dès le départ Macky Sall ak waa AP passation de service bi la ñuy daw nii moo tax ñuy foutre le désordre pour daw fa passation de service bi il faut foutre le feu dans le pays pour que léegi nit ñi ne leen dem leen nga gis leen ñu commencé échappé wu suñuy milliards suñuy contrat suñuy affaire yëpp seey ak ñoom dem noonu. Ah, mais comme je le dis, les Sénégalais n'aiment pas la vérité. Quand tu commences à devenir trop véridique et les dire les choses, ils commencent à dire sen bop et ils vont t'amener tous les sourates. Andil la affaire yi commencé fee nekk yiw lu baax soo ñëwee si dëkk bi nga fekk fa bordel kese yow moment même sax ci étonné da nga naa mais what the hell qu'est-ce qui se passe moo tax man un moment xeexal Sénégal wax si Macky Sall dama demoon ba moment daf ma diis parce que gars yi dañuy xaar ay miracle te amul miracle les résultats on l'a vu depuis longtemps gis nañ ko ba ko nit ñi di wax moo tax ma ne un moment non comme que on aime se mentir on aime créer des fictions dem la ngaamu si ba mu dëgër jàpp bon ne leen bàyyi nu doxal suñu demee ba ximmaliku dinañ comprendre lu leen di wax lan la voilà y a pas de fiction dans ces choses affaire yi du tâtonner xam nga lan moo koy confirmer boolu añ yi soo yeewoo xooloo sa boolu añ ndax lee y a des résultats boolu añ yi ñooy confirmer résultats yi dem leen fii laa toog ne leen bëreetul ay pas yoo xam ne ni que mën nañoo joxe ndekki añ reer amatul kër yu koy joxe bëreetul bu këru ba borom nguur yi rek wala gars yi nekk si affaire bi di sàcc ba bu la resal ndekki añ ak reer c'est difficile maintenant c'est difficile dëkk bee metti non waa kii nangam dem la suñu carte électeur mën na leen carte électeur yu nu sàcc carte électeur waa ñun moom suñuy arme suñuy carte électeur yi sàcc nañ ko bu yàgg def ñii votant def nii ñoo votant yaa ngi comprendre néew yi voté nañ depuis daaw géej
di xaar nag élection 2024 yi yaa ngi comprendre de bébé yi di waaj a judd suñu juddoo seen extrait di registré ngeen nu boole extrait si élection yi booy ànd tamit voté anticipé toog xaar yaa ngi comprendre moo tax su ngeen yoree ay carte électeur génn di jaay démocratie waaw ñun suñuy carte mën na leen mais dëkk bi d'abord procureur magistrat tout est corrompu carte yi amul valeur carte yi xottu kese la plastique la carte yi plastique la amul valeur kenn respecté wul carte yi extrait de kayit yi kenn respecté wu leen maanaam ni que loi yi code affaire yi kenn respecté wu leen carte yi c'est nul c'est seulement pour emmerder les gens perdre le truc sur le terrain comme ñoom nu ngi koy defee sur le terrain xaalis gu doy neexal nit ñi fen leen dajale leen yóbbu leen foofu la leen di fekk tamit sur le terrain ñuus leen lijjanti kook ñoom wax gi mu clair waaye soo waxee gars yi commencé fee tourné nu ñëw yëy seen nopp yi dugal leen si benn affaire ma naan voilà politiciens yaa ngi noonu ñoom seen bopp si lu ngeen di wax ñoom doxuñu si loolu voilà da ngay dem assemblée nationale fekk leen nii saaga di yaay reewande nga dem si bureau yi fekk leen nii konkon la di dof-doflu nga génn si diaspora bi dem fekk leen fa nu toog yow nga ñëw nga ne yow yaay ñëw tey moo tax on va souffrir affaire bi génn si mbedd bi jaayante kook ñoom la voilà dañoo bëgg rey sénégalais c'est des terroristes ay affaire de kii nu jox leen suñu bakkan c'est tout parce que am liggéeyal ma mënoo maa liggéeyal sama bakkan nga bëgg nu jox leen ko loolu la du leen see wala gën a sawar du leen see wala gën c'est que affaire bi tontonte bi ak topp bi amul sens dug leen ñoo leen fal ñun démb ñoo leen fal image yaa ngi fi ñëpp fekkee tey liggéeyoo la ñun ñoo jugaat encore ne leen bëggatuñu léegi ay terroristes ngeen ñu def da ngeen noo bëgg a rey wasalaam jarul daw nen dem opinion internationale ñëpp teg si seen bët nu jihaat bi wax gi jeex point mais nekk fi di daw kii ni nangam guddal njéel la billaahi guddal njéel la loolu day guddal rek tôt ou tard doomu xaraam bii nii dina nu dugal si pot loolay wax gi tôt ou tard Macky Sall dina nu dugal si pot parce que jaay na nu ba pare voici les conséquences 2 jours waxoon naa leen nee naa leen gunge bi ça va faire des secousses voici le gunge voilà voici le gunge soo jógee nu ne nit ñi terroriste ana nan ñooy terroriste ñoo xam ne que ba biir assemblée nationale du ñuy gis tandik ñëw nu attaqué ko terroriste Macky Sall lu mu war a voté wu ko Macky Sall lu mu war a voté wu ko terroriste mu terroriste mooy ñoo xam ne dañuy dem ba si biir assemblée nationale di fa saaga naan ku fii keeki nangam di saaga waate di fa songoo xeex di song nit ñi xeex ak ay nit ki fii di xool kan mooy wax fee kii si te ñëpp bokk dëkk bi loolee terroriste ñoo xam ne ni que yàlla xar seen gémmiñ def fa dara ñu ne duñ ko fi waxee terroriste bu mu war a voté bu mu war a lijjantiwu ko lijjantiwu ko Fantali nee na Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais non Macky Sall respecte trop les Sénégalais man je le dis de wax naa ko fi waxal ko fi ne leen Macky Sall sax dafa baax trop pour les Sénégalais un moment man je me dis que Macky Sall même c'est le meilleur président du Sénégal wala c'est le président par excellence du Sénégal parce que pourquoi c'est les Sénégalais eux-mêmes qui ne se respectent pas su ñu bëggoon président bu ñu respecter ñun ñooy njëkk commencer par se respecter si Macky Sall nous traite ainsi c'est parce que c'est nous-mêmes qui aimons qu'il nous traite ainsi c'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas donc au moment il faut pas lui pousser la faute baadoola su ñëwee tey jii nii ba di dund oh là là si kanamu ay gor yi ñoo respecté wul seen bopp ana gor yi fa leen teg seen gore loolu foofu la ni njëkk xalaatee tey jii nii gor yi suñu amoon seen ngor su nekkoon si ñoom baadoola du leen fekk seen biir kër ñëw di fa def lu leen du ko neex donc tey jii nii suñu demee ba taxaw ba naan Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais c'est parce que ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ne se respectent pas si on s'était battu pour faire respecter notre constitution si on s'était battu pour faire respecter nos lois si on s'était battu pour faire respecter la vérité tey jii nii on n'aura pas un président wala des dirigeants qui vont nous manquer de respect mais ñun suñu bopp ñoo njëkk andi farfarloo parparloo mën a fen di xool lu ñuy gën a lekk lu ñuy dindi moo tax c'est comme ça que ça va se passer ba si kaw on va souffrir parce que dëkk bi dëkk parparloo la Macky Sall n'est que le résultat d'une race de Sénégalais boo xam ne bul comprendre Macky Sall lu muy def ni moo ngi si suñuy jikko suñu tant que nanguwudu ko nee naa lu dem jikkow jaamu Macky Sall dafa nekk dans la majorité des Sénégalais si ñun ay pro
ay pour te lan moo ko yóbbee on conserve lu fi maam yi bàyyi woon voilà lii la fi maam yi bàyyi woon yow yaay kii nangam rek mooy loolu. Vous savez, Macky Sall n'est que le résultat de la base de la race sénégalaise. moo ngi noonu lu muy def nii lépp di kookoo di def bëgg àdduna bëgg kookoo la di kii c'est nous ñoo ko si tàgga toog di ko seetaan di tàccu nag. Macky Sall tey su yebee nit ñi ba ñëw jàkkaarloog nit ñi waxul si éducation waxul si santé waxul si lenn ak lenn boobu ba léegi mu téye terrorisme. Macky Sall ça nee naa leen politique France ñetti politique yooyu 1 2 3 les terrorisme Macky Sall est allé importer même la politique française andil nu ko yooyu la Macron di may français yi ak ñoom Hollande yooyu la may français yi saa yi nu demoon ba seen lakk ñëw taxaw di wax waxu terrorisme su demee ba coow ñoom seen bopp ñooy taal dëkk bi créé ko tuddee ko terrorisme ñoom seen bopp ñooy taal dëkk bi ba pare jiiñ ko nit mais ñun suñu problème c'est pas ay histoire de terrorisme Macky Sall na wax ci contrat bi contrat yooyu noonu moom la wala wax contrat pétrolier yi sunu gaz sunu pétrole sunu zircon sunu fer contrat maritime yi ak contrat yu mu jox lu ko ci compagnie étrangère yi ñuy ñëw di konkon ci biir dëkk bi loolu la wala lijjanti nee naa leen nawet bee ngi noonu yegsi na ndox baa ngi noonu di ñëw am na leneen lu muy lijjanti am na lu muy lijjanti am na lu ko doy sëg ndox baa ngi ñëw moo ngi noonu di gas dëkk bi naan ay xawma lan la fay dafa ki nangam wa seetaan leen vous allez voir toog leen di seetaan jëlee di dès le départ maa dëkk bi kenn du ko taal gaa ci mën na leen saa départ li ngeen di wooye taal Sénégal foog mu tàkk Sénégal dina tàkk à la kuliyal mu teel a tàkk nag nu teel koo gérer teel a lijjanti lu ñuy lijjanti moo gën ngeen koy repousser yéexal njëlal danee naa leen nag mujjee daanu wóorut de wóorul Sénégal dina tàkk par parloo bi fen bu fa ne kumba am ndey kumba ñàkk ndey gënalante bu nekk nee naa leen ça va éclater loolu mënoo leen a muusa waane ba mu dox mënul ne loolu dëkk yu mu am yëpp zone yu mu am yëpp nee naa la famille yu mu am yëpp sa dafa tas waxatuma laa nag dëkk yéen ngeen bëgg koo jël defal dëkk si parloo ay fen ay gënalante chaise bee gën kii moo jaanee lii ba continuer ñii di dund si kaw ñeneen ñi di souffrir di am sa problème mu fay ay facture wala di am sa problème mu génnee dépense wala yóbbu seen doom nu jàngi voilà et la roue tourne léegi nag lan mooy wax bi pendant ce temps nous nos enfants vont rester pauvres nos grands-enfants vont rester pauvres ñoom nu jël seeni doom rawale leen yóbbu leen si ay dëkk yu kii nu jàngi ñëw et leurs enfants vont aussi venir nous gérer seeni doom ñooy ñëwaat encore toog si kaw di continuer donc là maintenant c'est une histoire comme non gars yi seetaan seen musiba gars yi toog seetaan seen musiba te la xam la moo ma metti balaa ngaa dee Sénégal ku la gën a mën a jaay yëfu démocrate kii moo la gën a doon illettré rek ñoo fa nekk di jéem a jaay ay affaire gars yoo xam ne xamuñu dara si loi jànguñu xamuñu lu naan sa démocratie ils ont ñoom ñoo fa nekk ni di la jéem a jaay ni que tey ñoom ñoo la xamuñu ils ont rien compris les pays qui ont plus de démocratie tey suñu jamono ji nu toll ils se sont battus y a eu l'anarchie c'est dans l'anarchie qu'on crée les lois c'est dans l'anarchie qu'on règle voilà loolu lay wax gi mais Macky Sall seetaan leen fi mu mujj ak ñoom commencé nag dégg gis naa ko tey jàpp na suñu mbokk nit dof jàpp na nit dof encore jàpp na encore ay Guy Marius Sagna jàppalu na encore nit ñi yi teg voici encore le mais ça c'est que ce scénario m'énerve Sénégalais yi aiment ça après ils vont tous sortir encore waa free diw ndongo sa ndongo la démb rek lañ koy soog a free là les gens vont repartir encore waaw kii ak ki nang ce scénario est bête au lieu nu gën lijjanti ko toujours la même chose if you fight I'm gonna fuck all of you up. You already know that. If you try to fight there, you fucked up all of you. You better stop that shit. It's hot.
voilà su ngeen fekkee xëy naa leen news na lu leer laa leen di tegal sama gaay damay am lu ma metti ah comme que nag les gars yi loolu leen ko bëgg a jàppe moo tax ma ne leen nañ ko téye encore une fois Macky Sall la ñu teg ay loi moo ngi yëkkati ay affaire am waaw kilifa diine yi borom kuni ñoo ngi toog di seetaan duñ si wax duñ si gën duñ si attu wax nañ waxu terroriste te terroriste moom képp ku ko boole day boole ba si diine waaw terrorisme boobu Macky Sall daf ko jël di ko politique use ko mais su génnee su xasee ba génn international ni ko ñeneen ni di jàppee ñun suñu religion ça day am problème parce que terrorisme soo demee ba nga teg ko ñoom duñ koy booleek religion yaa ngi comprendre voilà du ay terroriste politique du ay kii nangam parce que waxuñu lan opposition waxuñu rébellion waxuñu nag dañoo ne terrorisme léegi nag laa su kilifa diine yaa ngi toog di seetaan comme nu ma waxee rek kenn du si attu kenn du kii toujours ils font les cons mais ni ko yorew nu xel te nee na ni ko noonu gang leen dañoo am ay conseil am ay kii créé seen te mënunoo toog xalaat noonu nee neen léegi nag foofu la ñuy toog coow li di jug saa waay di teg saa waay di pousse ba xolal affaire yi tàkk dëkk bi génn nga gisaale leen nu génn calmer nit ñi yee nu nga déggaale kii nii nangam voici les problèmes que nous sommes quand est-ce léegi ñun la ñuy libérer suñu bopp toog la kilifa yaa ngi noonu su affaire bi di xeeñ di bax gars yi di créer ay affaire di dof policiers yi di génn si rond point gars yi di doo leen dégg du ñuy toog di seetaan du ñuy toog di seetaan du ñuy toog di seetaan balaa noo mën a wax nee naa la xoolal loi boobu noonu mu daal di génn wala nu teg fi leen peuple bi génn tàngal tàkk nu daal di génn ay dëkk bi Sénégal du tàkk waaye ay dëkk bi dëkk li waaw toog leen taw dinañ dem waxtaan dinañ dem laaj loi bu nu voté ba pare wala waxtaan pour nu dindiwaat loi bi te waxtaanoo balaa noo voté loi bi yaa ngi dégg contrat bu nu signé ba pare pour nga résilier contrat bi moo gën a metti ba nga koy waxtaan nu koy signé booboo gën a dee loi bu nuy voté nag balaa nu koy voté leen koy lijjanti doo toog xaar ba nu voté loi bi ba pare nga ne duñ koy ñëw lijjanti loolu day laajaat encore processus day laajaat processus bu gudd te temps boobu noonu muy toog ba nuy wala def processus bi ba di lijjanti loolu xamoo lan la loi boobu capable def xamoo lan la loi boobu noonu mën a lijjanti yaa ngi comprendre voilà loi wu terrorisme gaa yaa ngi toog di seetaane kii xamuñu lan la loi bi wundu lan la yóbbaale lan lay kii nangam te loi wu terrorisme nee naa leen dafa ëmbaale diine terrorisme quand on parle ñuy wax bi dans tout le monde ay on parle d'un groupe islamique des islamophobes wala ay affaire de léegi nag Macky Sall dem na moom nag ba toog ba bëgg a accepter affaire boobu noonu jël ko teg ko si biir dëkk bi nit ñee ngi toog di seetaan soo waxee nag ñuy konko parce que lu tax am na ñoo xam ne seen i bëgg-bëgg moo leen neex du ñu xalaat dëgg du ñu xalaat sécurité de tous les citoyens du ñu xalaat loo xam ne que ëllëg suñuy doom ak mais parce que instant bi nii seen bëgg-bëgg la ñuy topp seen bakkan Macky Sall la ñuy toog di seetaan dégg nga sama kilifa yaa ngi toog di seetaan Macky Sall di doxal yaa ngi comprendre balaa nag nga leen di dégg nag ñuy mën a wax Macky Sall teg ko fi jaay doole rey fi nit reeti nit ñi aalu génn nit ñi xataraayu kii nangam léegi nag ñu soog a ñëw comme d'habitude pourquoi ça nanu ante dëgg souvent wax bi day metti wax bi day kii nee naa leen bu leen di déglu wax bi da ngeen di déglu constance wax bi da ngeen di déglu lu wax bi àndaale lu wax bi wundu xam nga da ngeen di déglu apport parce que tey jii nii nee naa leen nit ñi di wax tey mënunoo bañ Sénégal leen am lu ñuy wax ni lépp tey du leen di ñaax parce que lu tax lu mu dee ñun yàlla am na tey fu mu nu baaxee lu mu nu baaxee loo xam ne ni que am na lu leen ko ëppale nu wal leen ko mën a baax tey jii nii nu noppi du suñu ngëneel tey du nee naa leen lii nii ñuy def nii tey njii nii suñuy mag yu ñu jiitu si waaye yow génn njëkk noo xam suñ ko commencé woon ñun du ñu fekk si lii fekk na ñuy doxal dëkk bi bu yàgg xoolal ñuy liggéey nekk si leneen suñu grand yu njëkk immigré suñu mère rek suñu paa yu génn gis dëkk bi qui ont vu le changement qui ont vu le développement qui ont compris comment ñoom sax ils avaient pas dañoo ñëw rek tëmb si affaire ba ñuy ñëw vacances ñu doon ñoddi ay Fatou Boston ngay dégg ay Adja Atlanta ay Ibrahima Chicago ñuy ñoddi ñoo di la solal ay triple XL di la andil di la may ay affaire mais jamais nu yeenu xamal nu ni que le succès liggéey l'évolution lii xamal nu droit xamal nu affaire yi xamal nu non dañoo ñoddi loolu noonu nag moo guux tout le monde nu ñëw tey jii nii nag on a compris c'est pas de la magie
c'est pas de la magie moo tax tey ñu koy séddoo ak tamit ñoo xam ne amuñu chance su génn ñu bàyyi leen dëkk ba foofu ils sont pas comme ñu leen di xamal ni que bàyyi lii ngeen di gis si télé yi ñu leen di won si film yi suñu góorgóorloo ñun suñu bopp tuuti liggéey dëkk bi ñu am lu ko raw parce que ñoom ñi ko am tey jii nii ba defar ko ba di ko wane si film yi si ñun lañ ko jël see moom suñu suuf tànk yi la ñuy ñëw di ko jël si ñëw defar seen dëkk mu nice ñu koy won si ay film ñun suñu xol yi di xolal mooy loolu donc ñun suñu amee jom am fulla am fayda booloo taxaw liggéey tuuti nee naa la balaa 10 ans 15 ans ñun tamit ñu am lu ñuy wone comme tout le monde nit ñi di ñëw di ko xool mais non par parloo nee naa leen tey jii nii le problème de l'Afrique mooy chacun veut être en avant chacun veut une partie de gloire bëgg ki xamuñu ni que affaire bi góor jàpp si góor la tey jii nii nee naa la même États-Unis d'Afrique bu ñuy wax suñu jugal bay wala ut président buy nekk président États-Unis d'Afrique y aura encore une autre guerre parce que nangu ok grawul affaire ki une noblesse c'est pas dans l'être noir nit ku ñuul noble bàyyi affaire noonu galanterie ay fekk c'est pas dans l'être noir nit ku ñuul dafa bëgg su sañoon alalu àdduna bi yëpp mooy la gisoo ba si muriti bëggee moo leen ko yóbbee bëgge neen ba bëgge diine ba bëgg kii ba bëggee sax tey jii nii créé tey jii nii xawma ab yonent gu ñuul ba bëgge sax mu génn Sénégal bëgge mais am grandeur ok daan ne ok garaawul nangu neen ndogal xaaral nu kii loolu c'est très difficile si nit ku ñuul waxatuma la ak Sénégal on a des problèmes yoo xam ne ni que ñun ñoo ko créé dem di ko jooy feneen te lu koy arrangé tey moo ngi nii suñu kanam mën nañ koo arrangé si lu yomb ñun ñoo andi suñu lii ñuy dund lu metti ñun ñoo ko teg suñu bopp lii ñuy dund ñun ñoo ko teg suñu bopp kenn teguñu ko ñun ñoo ko teg suñu bopp mais comme ni ma ko waxee ñun ñoo ngi fii di jéem a topp ay nit ñu suur nit ñoo xam ne dañoo lekk ba suur naan seeni PCA xolal ba màndi yar seeni biir yar seeni lex ñëw di ñu wax waxu révolution ñoo ko def nit ñoo xam ne ni ko xolal di ñuy cëru ñu jox leen ñu cëru ñu lekk ba suur ñooñu ñoo génn ñëw di ñuy wax révolution ñun ñoo ko def ban révolution ñoo leen waloo laaj ban révolution la ñuy wax ñoom révolution bi nii ñu ko dundul ñu ko dul vivre ñu ko sentir mënuñu koo mëne révolution bi c'est le peuple qui doit prendre sa révolution en main et xoolal génn révolutionner révolution am mais ñii nii nga xam ni que tey ay R+3 leen yore ay R+4 wax yorew nu si benn yorew nu si ñaar lekk ba suur manifestation sa dee jot seen oto yu mool la ñuy dawal ñëw gaare ko fële solu ba nice ma t-shirt bu ñuy ñëw sax di manifester du ñuy parfum wu xeeñ lu neex ñëw manifestation ñooñu la ñuy revendiquer non revendiquer wu ñu dara dañuy jéem a dooli dépense rek la ñuy wut xaalis la ñuy dàqe gëmuñu dara bàyyi Macky Sall fu muy jëm ak Sénégal nee naa leen ndox amu fa Macky Sall va foutre le feu dans le pays rien que pour luubal rawale Aliou Sall rawale boppam rawale Marème Faye la fol parce que Marème Faye comme nu nga koy waxee coow li mu bëri gars yi di fàtt ba léegi wéru ba léegi Marème Faye wéru ñoo ngi jéem a andi bruit kii nii nangam rek pour gars yi wax ki naa mais Marème Faye ba léegi dafa dof dégg naa day rëcc si gàlle geeg di dugg si ay affaire ki di lijjanti ba léegi wérul waaw rab yaa ngi si alentour yi mooy loolu léegi ñetti muxrim yooyu les pangolais tamit mu xool nu mu leen di rawalee nu daal di dem uti ji nag léegi am asile France mais xam naa ni Amérique moom pour nu uppi Amérique pour nga da ngeen dégg président bu def bu kii ñëw làqatu Amérique du dox parce que lu tax la loi ak États-Unis loi bi mooy loolu c'est un pays transparent boo xam ne ni que soo fi ñëwee làqatu si def lu bon soo xef la ñoom si boppam ñoo lay nooju lijjanti la ba nga baax yaa ngi comprendre moo tax États-Unis defkat du fi làqatu voilà defkat soo fi làqatoo doo fi yàgg fii defkat nii da ngay làqatu sooy claté ñoom sa waa dëkk sax suñuy xaar nu extradier la balaa nu laa extradier ñoom seen bopp dina la defaral bagage donc Macky Sall France la jëm français yi ñooy denc doomaraam yépp
dictateur sàcc kat détourneur tout mën nañ laa denc andil xaalis bi rek garaawul kaay nga jënd si château yi nga xam ni que ñoom mënuñu see jënd seen entreprise yooyu di waaj a daanu seen compagnie kii kaay nga soqali leen yaa ngi comprendre kaay andil xaalisu sàcc bi xaalisu deret bi garaawul ñoom soo ñëwee soqalil loolu nu jël utal la ay parrain nga nekk si dëkk bi coolul andil tout le monde français yi garaawul yaa ngi dégg ñoom garaawul voilà Macky Sall loolu lay lijjanti nii moo tax muy taal dëkk bi nii mais léegi ñun suñ ko mayee lool du ñuy ñàkk fayda nee naa la affaire bi jarul wax gu bëri Macky Sall la ñuy fekk palais nokk ko yóbbu ko 100 mètres yóbbu ko 100 mètres jarul affaire yi gars yi na génn dëkk bi ay kii dafa yomb amatul loolu wala toog ba ngay bëgg dëkk bi toog si dëkk bi buuxante da ngaa bëgg dëkk bi ñu jox la dëkk bi 10 ans et quelque tu n'as rien foutu ñu naan la génnal dëkk bi léegi non maanaam yaa bëggoon dëkk bi ba laaja dëkk bi gérer dëkk bi ñu lay tëy si dëkk bi c'est comme tey jii nii ana Obama ana Clinton ana Bush parce que lu tax ba nu paree seen mandat présidentiel lu tax tukkiw nu dem ñoo ngi fii si biir dëkk bi ba pare ñoo ngi garde présidence ba leen nu leen di toppatoo di xool parce que lu tax dañoo am ay secret d'état dañoo xam ay affaire état bi am que du leen bàyyi ngeen génnee noonu dem doo gérer dëkk bi ba pare def say affaire ba pare nu bàyyi la nga génn dem si beneen dëkk toog nga xamal dëkk bi ay affaire yu bëri xam ay secret yu bëri fas yéene dem toogi nag si seen i noonu tey jii ni France mooy sunu noonu Macky Sall tey jii nii ak lu mu xam si état bi ak lu mu jàpp si état bi tey dina nangu mu wàcc dëkk bi mu dem toogi si Macky si français yi nu mu meree Sénégal il va aller tout wóorul Sénégal lay toog foofu la ñu war a commencé xeex bi ni gars yi di wax Macky Sall y a pas tëj frontières yi que loi boobu sax leen wala voté assemblée nationale amatul président buy pare mandat génn dëkk bi c'est même nombre de mandat bu nga toog si nguur balaa ngay mën a génn dëkk bi foog nga toogaat après sa mandat même nombre d'années soo defoon 15 ans de pouvoir wala 10 ans de pouvoir soo paree foog nga toogaat beneen 10 ans si biir dëkk bi balaa ngay mën a di génn di naan yaa ngi dem feneen pour que temps boobu nu mën laa analyser daa di jàngaat xool encore sa liggéey yow lu nga def lu lay wax nga dégg ko ak yow tamit lu nga liggéey lu nga bàyyi si biir dëkk bi nga ñam ko nga barkeelu ko ak gars yi doo ñëw liggéey dëkk bi ba pare def fa sa merde daw dem bàyyi fi gars yi come on kaay liggéey dëkk bi nga def sa merde ba pare daw bëgg a dem beneen dëkk dem toog fa dëkk bu boo xam ne léegi développé na dëkk bu am lépp dem toog fa xaalis bu nga lekk si biir dëkk bekki te yow ñoo ngi la joxoon 10 ans nga wala defal dëkk bi defoo ko ñun nu nangu ko ba bëgg a dee loolay ñàkk fayda wax yooyu leen wala wax dem lijjanti ji ko moo gën nu toog fii nii di jéem a fenn di lijjanti yeneen affaire Macky Sall walul échec si lii du gorewul te du yëfu gor nekk 10 ans nu jox la pour nga defar dëkk hôpital yi jaar yoon mënoo ko faa teg ndox di fa coupé ba tey courant di fa coupé nit ñi nekk say problème famille di wasin si ay saret ba tey yow nga wax seenee pare jël sa avion dem si dëkk bu poxla dëkk bu développé nag dëkk boo xam ne ni ko hôpitaux yaa ngi fa xam nga train yaa ngi fa ay kii jël sa njaboot buub dem dund fa ak xaalis bu la fayoon yow pour nga defar dëkk bi ñun nu nangu ko nag ñàkk fayda ba bëgg a dee Diouf def na ko mu jikko Ablaye Wade def ko mu jikko Senghor def ko mu jikko mais daa wala jeex dafa wala jeex ça doit finir dafa wala jeex on doit y mettre un point mais comme nu ma ko waxee rek nen doxal waaw xam nga nee naa leen wax gi neexagul balaa wax bee neex kay xaar leen ba ci kanam rek waaw jaru ko de nee naa la ñii di wax di saaga fii ni instant bi nekk di yónnee bopp mer bi suñu sañoon ma wax si Macky Sall rek xam nga wax si Macky Sall rek yem si mais wax gi du lool de wax yi on donne à tout le monde la responsabilité wax bi du Macky Sall kese de yee kilifa leen wax kay Macky Sall kilifa la tamit comme nu ngeen di wooyee seen kilifa diini dëkk bi du nee ngeen daa may kilifa kay kilifa yëpp nag leen ñoo concerné wu wax gi amul kii de amul kii kumba am ndey kumba ñàkk ndey wala parloo nee naa leen mënunoo ñëw xeex injustice ci injustice yéen nag loolu ngeen bëgg a def da ngeen bëgg a xeex injustice ci injustice saaga kilifa yi jël seeni kilifa nëbb leen xool kilifa yu ngeen di saaga ak kilifa yu ngeen mënul ne on peut pas combattre l'injustice dans l'injustice Macky Sall kilifa wu saayir la yéen seen nu ko ti yéen seeni kilifa yoo ngeen wax nee ngeen kilifa wu baatin la voilà ñun nag wax gi moom mooy gisuñu saayir gisuñu baatin voilà ñaari côté yëpp gisuñu si dara Sénégal du saayir du baatin voilà du benn si ñoom léegi nag yéen ngeen bëgg a ñëw combattre ne ngeen da ngeen di révolution noonu ko da ngeen am naqar bu ngeen di jooy waaye na ngeen ko bëgg a jooy tamit si injustice noonu ngeen ko bëgg a faayte jël ñii nëbbu nii jël ñee saaga leen ah du ngeen defaru mooy lu may wax rek
ah waaw kilifa diine duñ see am ngandi part nee naa leen xoolal jamais coow commencé nga dégg leen nu wax instant baa ngi nii dëkk baa ngi noonu moom c'est chaud ana kilifa diine suñu génnee soo siy wax ay waxu gaaruwaale di wax di gaaruwaale ki di nangam tun si wax Macky Sall génne ay policiers am jël loi bi bëgg koo am nga branlé génne def lu ko neex ne léegi dëkk bi nit ñi ku képp ku wax ni terroriste la ay affaire de kii ananu borom kuni borom gaa ay kii nangam ko dëkk bi su demee ba ñooy ananu doo leen dégg instant yi ñoo ngi lekk ay ganaar instant yi ñoo ngi lekk ay ganaar instant yi ñoo ngi am seen boy ñu ngi si mbedd bi di maajaay di lijjanti ñeneen ñee ngi si ruq yi di saaga di wax waaw mais léegi suñu commencé deele comme bee passé ñu ñëw génnee 50 millions seen kun bi ay 50 millions la mënunoo teel a wax dee yi bañ a am éviter coow éviter kaawo ku nekk xam boppam non non léegi kun bi mooy nit ñi nañ dee ba pare ñu ñëw maye 50 millions joxe ndigal taxawee fële tourner je comprends pas man nee naa leen wax gi un moment foog nu wax ko foog nu wax ko lu ngeen di bañ nu wax dinañ ko wax su nekkee xaalis boobu noonu nag nit ñi dajale ngeen dugal ko si ay condamné loolu noonu ngeen foog ni que ngeen di kii jàppee nit ñi wala di naxee nit ñi wala mooy sauver Sénégal ñun suñuy milliards a ngi daw suuf si yëpp xaalis la Macky Sall pasaree na ko képp na ko mook askanam donc bokk lu jara dem ni jëntee ngi noonu nee naa leen ñuy sonal suñu bopp du ñuy sonal suñu bopp tant que commencé wu noo dëgg tant que teguñu dëgg billaahi combat bii nii je vous le dis dès le départ je suis sénégalais je reste positif am naa yaqin te am naa si yéene te wax dëgg fa yàlla su ma sañoon lii du am mais déggoo lu ma leen wax ak lii may gis reflet bii nii am Sénégal non y a pas d'espoir de parce que nee naa la lu ñuy xeex ñun moo nekk si ñun lu ñuy xeex lu ñuy ñëw di kaas tey jii nii di yuuxu di ko wax nekk si mbedd bee ki tëbe ki rassemblé di wax ñun kenn ku si nekk si ñun moo ngi si suñu biir balaa nu koo mën a xeex si biti du nga ko wala mën a xeex si suñuy biir mu jóge fi mu deñ fi lu leer parloo bi moo nu yóbbee lii lépp parloo daa am ñoo xam ne seen puub moo gën a xeeñ puubu ñeneen ñi am ñu dul puub am ñu dul dugg duus yaa ngi comprendre te loolu lépp ñan ñooy juge yi ñun ñooy yàlla yu ndaw yi ñun yàlla yu ndaw yi ñun yàlla yu suuf si ñun ñii di wutum yàlla ñooy toog juge gis nit xoolal def ko malaaka ñooy gis nit xoolal atte ko juge ko teg ñun nit ñi yàlla yu ndaw ñooñu ah je comprends rien moo tax ma ne leen le combat la ne ñuy wax rek di tëb di yuuxu di kii mais lu ñuy souffrir lu ñuy dund jamono ji lu ñuy teg jamono ji ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que ñun ñoo nangu nu jàppee nu ay mbaam ñun ñooy def ay yëfu mbaam ñoo yore ay jikkooy mbaam moo tax nu am président wu mbaam moo tax nu am président wu mbaam président mbaam bi andi fi njabootu mbaam lépp nekk si mbaame ñun ñoo ko nangu loolu wax naa leen ko dès le départ léegi nag nañ continuer Macky Sall la ngi noonu rek di ay bagaasam di doxal nañ continuer ba nee naa leen à la fin man kon ma koy maa ngi seetaan nag Macky Sall dugal na candidature day daw 3e mandat man damay campagne Macky Sall way Macky Sall dugal na candidature day daw 3e mandat billahi man ma campagne Macky Sall ma doon APR fini ma pare si Sénégal ma xam ni que Sénégal ne mérite que ce qu'ils ont voilà ma xam ni que sénégalais yi mooy loolu ñàkk nañ fayda ñàkk jom parce que comme nu ma ko waxee mooy loolu on voit bien luy raam di ñëw ñoo ngi koy gis boobu ba léegi mais pour nu jug dem kii ni ko soo waxee ñu ne suñu bout de plastique yooyu noonu bout de plastique yi moom moo ñu siy sauvé ah non waaw suñu 4 électeurs mën na leen 4 électeurs yi du sauvé Sénégal billaay bee passé voté ji neen ñëpp xam ne nu voté bi demee nu élection yi demee ñëpp a ko gis fekkee ko fan la mujj fu mu mujjul fenn wax ko bari ay nen muñ 5 ans soriwul leen wax mais si diggante 5 ans soriwul yooyu xool leen lan moo fi xew ñaata nit lañ fi tëj kaso ñaata nit lañ fi xañ jàmm ah
lan moo fi xew xoolal ñaata nit a fi dee si 5 ans yooyu garaawul coow am na fi ba 14 personnes dee fi non cool waaw coolul de nañ toog rek yéen lu ngeen yéen billahi wallahi nee naa leen fu ñuy mujj ak nguur gi ndox du fa am su ngeen foogee ni que 4 électeurs yi mooy sauver Sénégal yéen a ngi nax seen bopp 4 électeurs yi fexe leen ba mu nekk votant ba pare voilà lan mooy non votant ak ay votant jàppee nit ñi ay mbaam carte d'identité biométrique ba pare tey jii nii tamit nu wala nangu gars yi di voté ay këyit 2021 gars yi di dem di voté ji ak ay këyit loolu lépp pour sàcc la nit ñi léegi suñuy dem di voté ji voté tu noo kiy këyit ka léegi tout est numérisé lépp numérisé teg ko topp gars yi topp yow nga dem biométrique gars yi ngeen toog foofu na naan ay papier kii carte d'identité kii loolu lépp c'est de la merde Sénégal lu koy soppi c'est sur le terrain si mbedd bi noqante nee naa la genre député yu mel ni xawma Anna Gomis xawma genre yooyu noonu avec tous les noqu leen loolu du waa assemblée ñoo si wala lijjanti loolu ñun peuple bi Anna Gomis su demee ba taxaw tey assemblée di reewantalu c'est parce que waa goxam noq nu ko c'est ça le truc yow ay député wu kii nga coolu gox bu si nekk suñu xamoon seen i député jug si seen i député du ñu dem ba assemblée nationale di fa reewantu Anna Gomis waa goxam suñu ko noqoon du dem ba si assemblée nationale di jéem a jaay futteekul wala di kookoolu si kaw nit ñi voilà loolu lay wax gi nag comme nu ma ko waxee rek nañ toog di seetaan c'est que sur le terrain noqante gars yi fexe ba ko suñuy loi soit respecté fexe ba droit amassé dëkk bi lijjanti procureur yeeg yenn doomu xaraam yi nii kii nangam fexe ba loolu transparent loolu mooy commencer sauver Sénégal tant que lijjanti wuñu loolay commencer jël kilifa diine yooyu noonu nag seen kilifoo diine yooyu génnee leen si affaire bi ba mu set nu dem toogi waat fële ubbi waat daara yi jàngale diine moo gën si ñoom tant que defoo leen lool Sénégal du changer du dem par loo lay doon kumba am ndey ak kumba ñàkk ndey voilà kilifa diine yi kenn xamul diine la ñuy wax wala politique ñoo ngi yor seen làmmiñ si politique mi diine gi soo leen si woowee doo leen si dégg soo leen waxee kaa leen wax yàlla nee na yonente gi nee na nu daw wala nu raconté la ay yeneen affaire bëgg laa fay sonal léegi nag suñuy wax si waxu réew mi ay waxu ki nga dégg leen si fu milliards yi di génnee nga dégg leen si fu nit ñi di cëroo nga dégg leen si à un moment da nga naan mais ñi ay politique léegi ñoom sax seen i doom a ngi politique ñoom seen biir tamit ñoo ngi politique léegi c'est une histoire de politique on ne comprend plus diine politique la wala diine wu kan on nee naa ne tant qu'on ne va pas apprendre à mettre différencier les choses pour que les concernés directs puissent être incriminés Sénégal du dox tey jii ni Sénégal coow su amee ku nekk yalax ko moroomam kii nag à la fin nga dégg kilifa diine bi génn ñëw wax tant que loolu noonu jeexu que chacun prenne ses responsabilités ñun tamit du ñu xam ka la ñuy dem topp pour lui poser des questions wala demander des comptes tey jii ni Sénégal mooy loolu Macky Sall ëllëg mën naa génne daa nekk kilifa parce que su Macky Sall bëggee def sax dara kilifa diine yi ñëw am lu ñuy wax ñee kii nangama donc le pays wala l'état wala le contrôle de cet état est divisé par beaucoup de personnes nit mën naa def lu ko neex ba pare daa di gën daa ne sëñ bi la parce que sëñ bi si lu nga ko woo si lu nekk yoonam si yëfu diine gu mu waroon lijjanti sax déggoo doo ko si dégg voilà sëñ bi dafa ñëw si ànd jàmbu di lijjanti leneen moo tax lu mu dégg tamit moo ko def ñi wante dëgg soo ñëwee gars yi di am lu ñu expliqué su leen ne kaay leen waxtaan fa yàlla lan la yàlla wax si lii lan la yàlla santaane si lii gars yi xamuñu ko ñu naan la yonente gi kii yeeg dugg na fële gars yi di la raconté defu doomaraam jàpp xadis yi di ko damm jël seeni merde dugal ko si toog fële di expliqué pour nu wax la lu jub looy mën a dégg c'est tout un problème mais politique daal loolu lañ mën a waaw président murit la waaw jërëjëf président ñoo ngi lay sant waaw si jàppale bëgg nu jàppale waaw dimbal nga yaa tax tey kii waaw président moom au moins kii waaw waaw loolu rek moo tax nag un moment man je me pose des questions je dis mais attends tey suñu jógee nu wax gars yi bëgg a mer kii naa moo tax ma ne la notre problème c'est nous le problème c'est nous tant que Macky Sall waxuma la Macky Sall rek mais ce système que Macky Sall représente tant que taxaw nu jàkkaarloog ñoom xamal leen ni que c'est fini
Lini, c'est que le départ de notre souffrance. On va souffrir plus. Parce qu'avant, on avait même un peu la paix parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces richesses et toutes ces choses dans nos pieds. Mais si nous góorgóorluwul ba teg ko si yoon ba canaliser ko ba gis ngeen ñoom seen wax bu bon boobu noonu nu doon wax ba gaz beeg pétrole bi commencé woon génn seen wax bu bon boobu noonu fu pétrole am fu gaz am day am xeex waaw ñun de lii moom mooy kii nangam ay gis nga ñoom ñoo ko fi sulli woon ñoom nag dinañ fexe nag ba teg ko fi bàyyi nu nag si souffrance parce que lu tax danoo ñàkk fayda ñàkk jom au lieu nu jug jël l'intérêt général de tout le monde jiital ko on dinoo jël ay intérêt personnel wala ay intérêt crypto-monnaie jiital ko foofu lay mujj nag et on va avoir des légions si biir Sénégal parce qu'il y a déjà des légions qui se forment nanditement dëkk yu am pétrole yeeg dëkk yu am gis nga seen affaire de tariqa yooyu nag kii nag ñoo mujjee tourner xoolal doon ay secte parce que lu tax tey jii ni murit yaa ngi taxawal armée tiijaan yaa ngi taxawal tamit armée ñaseen yi tamit a ngi seen armée tariqa yooyu nga seen armée plus l'armée nationale léegi nag ñoom ñëpp nag gëmloo nañ leen ni que c'est des grands teneurs que am nañ kàddu si dëkk bi ñenn ñi gëmloo nañ leen ni que dëkk bi seeni dëkk baay la wala dëkk bi seeni dëkk maam la que ñoom foog ñuy donnoo nee naa le premier vague milliards yi su commencé génn sur ce gaz wala ce pétrole bu ñu commencé gis affaire yi kii dañuy commencé siisu dinañ fipp dinañ commencé kii là maintenant le coro va venir fii nii Sénégal dara amagul affaire yi génn gis nga ñuy corowee dëkk bi waxatuma laa nag xoolal puits pétrole yi commencé tàkk gaz bi di naaw zircon bi affaire yi di dugg gars yi di kii cëru boobu noonu du romb si kanamu kilifa diine kilifa diine ñoo mën a cëroo fii nii nit ñi di sonne nit ñi di wasine si kay saret nit ñi xiife milliards yi su génnee dañuy ñëw teg seen tànk temp daan dem leen Tchad dem leen ay Somalie dem leen ay Centrafrique dem leen ngeen xool et vous apprenez l'histoire avant ngeen xool léegi ngeen xool ces chefs de rebelle nan leen doone rebelle ak fan leen jóge ak nan leen ñëwee tey ba nekk rebelle y a des anciens pasteurs ay anciens imams ngay dégg ay anciens nit ñoo xam ne noo amoon mbootoo doon woote mbootaay tey jii nii ñoo transformé wu ay chef de rebelle di woo seeni nit si dem xeexi ni que du leen di xañ ñoom seen wàll si lu nit ñi moom déggoo ma de parce que le pays a été divisé dès le départ avant que les richesses sortent. Maintenant, chaque clan et chaque ethnie se donne un droit de raison ou se donne une réserve sur le ñëpp bokk ku si nekk nag daa dis et y a maintenant des trucs qui se poussent ku si nekk di et on va enlever dans la tête l'idée que lii ñii ñoo ko bokk lii ñii ñoo ko moom là déjà y a des choses que ñii ñoo gën ñii ñii ñoo gën ñii ñoo gën ne comme ñii ñoo gën a liggéey ñii là c'est ce qu'ils vont cultiver ñii ñoo ëpp baat si ñii ñoo gën a mën a ki ñii ñoo am kàddu si lii et y aura un truc qui va se passer donc lay di seetaan nee naa leen Sénégal nous on a lii nii on vient juste de rentrer sur un truc boo xam ne que les pays yu nga xam ne que Afrique yàlla da leen dimbali ñoom ba ñu siy dugg y a 20 ans en arrière ñoom ceux qui avaient compris eux ils sont rentrés dans ça 20 ans en arrière xeex neen xeex bi lijjanti neen affaire bi romb neen tey ils sont dans les pays yu ñuy wax développé xoolal le Rwanda xoolal le Rwanda xoolal le Ghana ak yeneen ki c'est des pays yoo xam ne quand ça a fallu chauffer ça a chauffé maintenant quand c'est fini tey soo leen xoolee ñoo ngi nekk di livre ñoo ngi di inno ñoo ngi demal nga boole leen demal nga jaxase leen doo am parce que ils ont compris xam nañ ils ont appris de leurs erreurs ils ont appris sur le tas ils ont appris sur xam nga ba affaire bi di tàng ils ont appris moo tax tey jii nii pour nga dem ba Rwanda encore nga boole waa Hutu ak Tutsi nga boole fa guerre civile loolu noonu ça ne sera plus dans ces millénaires c'est fini ils ont vu les dégâts ils ont compris ils ont fait tey jii nii moo tax ils sont plus soudés que jamais pendant que nit ñi nekk fa di lijjanti leneen nga dem xool seen dëkk ngi set wicc loolu soudé moo ko def mais fii nii xam nga lu de soudé comme Sénégal moo tax ngay dox di fekk fi ay kaasu café mbuusu ndox fee pou bu fas fii yaa ngi comprendre parce que lu tax ku nekk dangaa foo ne yaa gën a réew sa morom nit day naan kafem sandi kii naan soo waxee nu yàlla lan dëkk bi dëkk buur la
dëkk buur boobu noonu nag tant que demuñu ba changer mentalité boobu dindi ko si bopp nit ñi xam ne que dëkk bi dëkk sénégalais ñoo ko moom dëkk bi su setee ñun la setal dëkk bi su saltee ñun la saltee dëkk bi su amee ay feebar ñun ñooy feebar dëkk bi feebar yi su fi jógee ñun la donc ñun suñ ko defalee mu jaar yoon ñun la encore tant que yoon na demuñu ba muy commencé dugg si bopp nit ñi nee naa ngay sonoon seen bopp ñu sonoon suñu bopp parloo rek moo fi am diw moo géew diw moo gën diw mooy lee diw moo jaar ne diw mooy kii parloo kese. Voici les conséquences. Voilà. Sénégal, lu fay xew du magie. Du magie. Soo toogee nga xulli say bët da ngay xam fu ñu jëm. Parce que lu ñuy def ñoo koy teg waxoon naa leen ko y a 2 jours en arrière ne leen ni que yéen billaay wallaay marche bi xamoo leen lu mu def. Parce que le truc nu mu doxee vous n'avez pas compris moo tax ma génn ma ree keroog ma def live boobu donc j'ai étudié ce truc depuis à distance ma gisu affaire yu dem moo tax ma génn ma ne leen waa parce que en fait lan la ñoom ba leen tegee ñoom ñu daal di dem def place de l'Obélisque c'était un truc de force pour jéem a wane ñu jël ñoom télé yi yóbbu ko seeni affaire teg mais gis nga fiasco boobu noonu am ñoom si ñoom ba pare affaire bi ñëw si yéen ba pare nga jël affaire bi am ko yóbbu ko à un niveau boo xam ne si laa toog xool affaire bi laa leen ne non li Macky Sall du ko digérer gars yi wax ma na leen yéen li ngeen def ma na leen tey si guddi am na koo xam ne du nelaw te dina toog dina xalaat ba fajar nag su ñëwee dina nu jox lu ñuy wax et ça va repartir sur la toile ça va partir en couille ma na leen yéen seen gunge bi de seen gunge bi lu mu nar a taal bi mais c'est voici les ci gis nga Macky Sall guddi la toog xalaat affaire ba fajar woo député corrompu daa ne day créer lu waaw terrorisme képp ku génn man fekk ku àndul ak APR léegi terroriste nga yee lépp si lan ab gunge bee ko metti lépp si gunge yee Macky Sall nee naa leen Sénégal soo bëggee comprendre affaire c'est pas de la magie lii seulement sur les mouvements xool affaire yaa ngi fii parce que le Sénégal ñun jugunu pour créer ñun jugunu pour dem kanam ñun dañoo jug pour conserver je le dis encore ñun dañoo jug pour conserver yu fi maam yi bàyyi woon ñun jugunu pour jéem a changer pour dolli pour créer pour andi leneen non ñun doon dund 100 ans en arrière dund jaam boobu noonu xam nga buur jaar na fii raam sukk si suuf ñaan tëfli sa bopp ak jaa affaire mbaam yooyu nous on conserve nous on ne regarde pas on ne change pas c'est ça donc nag yow soo xasee ba nga xam loo xam ne jaaroon na fi 100 ans si tu veux comprendre le futur xoolal sa gannaaw parce que de toute façon yéen fu ngeen jëm ñun avancer ñun dañuy reculer parce que ñun lu ñuy wax lépp mooy lu fi jotoon ne jàll nañ ko waloo koo dindi lii la fi maam yi bàyyi woon maam yi nii leen meloon yow kii nangam donc ñun on n'est pas en avant nous sommes en arrière donc si tu veux voir l'avant regarde l'arrière c'est pas de la magie au Sénégal moo tax kon suba gars yi naama ci mën na leen non dama ko nangu man damaa ñëw ba dama nangu ni que boo Sénégalais yi nangu nañ ni que dañuy reculer léegi man su may xool du may xool di sori som bopp di sonal som bopp lu may xool lu fi amoon ba pare la lu fi amoon ba pare regarde les annales xoolal sa gannaaw gëstul rek nga jottali gars yi man noonu laay def de moo tax nag gars yi mën na leen non parce que yéen lu ngeen bëggul gis laa leen di wax moo ngi fii man dama naa nii di jël di leen jox parce que yéen nee ngeen bu ñu xool si kanam bu ñu dindi ay andi lu bees nee ngeen nañ denc nañ xam nga nañ conserver comme que nag nañ conserver nañ ubbi kambis yi yaa ngi comprendre nañ ubbi batanga yi nañ yëndu loolu laay ubbi rek xool ànd ak bi faxasaat yalab teg ba si waxu 33 femmes ak yeneen lépp loolu la fa demee ay tournée xool yalax teg ah gars yi nee nañ comme que bu nuy nofe nee nañ ko si tëye nañ wax si lii lu ngeen si xalaat nañ wax si lii lu ngeen si xalaat ah très simple que ça et ça cette chose là maintenant fait tourner les têtes mais pas dans le bon sens gars yi duñu toog xalaat dans le bon sens mooy lu may wax lii ñuy jëm fii ñu jëm lu ñu jëm ñu ñoo ko gas te Macky Sall n'a pas encore fini avec les Sénégalais Macky Sall n'a pas encore fini avec les Sénégalais non Macky Sall yoon lay wut Macky Sall yoon lay wut te yoon boobu yéen moom ngeen ko bëgg a xàllal Macky Sall yoon bu mu échappé lay wut nii yoon bu mu génnee bordel bi muy def yëpp xam na ni ko du toog mais nee naa la yoon bu mu génnee yóbbaale xaalisu dëkk bi piller dëkk bi bàyyi dëkk bi si ay problème lay wut pour bañ a rendre ay compte ñun nag dinañ ñàkk fayda ànd si ma riirandoo bi
ba jàppale ko si mu génn yóbbaale suñuy contrat loolu leen wala bañ loolu leen wala bañ Macky Sall nga ko wala nooju si biir dëkk bi après mandat Macky Sall walul génn loi boobu leen wala lijjanti fexe ba xolal xeex ko amatul président buy falu wala bu ñuy dindi muy génn muy wàcc nguur bi di dem non da ngay toog même nombre d'années bu nga yor dëkk bi même nombre d'années boobu ngay toog si dëkk bi passé ko waa dëkk bi balaa di génn mën nga nag di def ay voyage yu ndaw di dem di ñëw mais dem dëkk ji beneen dëkk non 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 mais ah si tu n'as rien à te plaindre tu n'as rien à te cacher que comme ñoom nu ngi ko waxee ils ont si bien gouverné le pays ils doivent pas fuir le pays donc tu dois avoir l'amour et le plaisir de rester dans le pays que tu as si bien gouverné et changé loo fay daw donc loolu ñun ñoo wala am ful la boobu am defaral dëkk bi ñoom suñ leen toogee suñ fi nekk ñu ne ñoom ñoo fi def du leen won ay dagitu affaire dagitu tali fii départ hôpital fii benn départ université fii affaire bu ñuy tabax jox ko ay tubaab fii créé fi di woon naan waaw Macky Sall liggéey na waaw kay ngóor kay waaw kay jaajëf góor ye garaaw donc kay yow maanaam ko fëgg nga sa dënn liggéey nga wax nga fu nekk après nguur gi waloo daw wala ngaa mën a toog xam nga récolter les fruits de ton labeur barkeeloo ko les fruits de ton labeur loolu la gars yi wala lijjanti nag voilà loolu la gars yi wala lijjanti su walee dem sax kaso mu dem kaso camp pénal wala kii Cap Manuel a ngi fa du moo ko tabax ah du moo mujjee woon tabax lu Cap Manuel ba kii mu inauguré ko mu inauguré ko même les liveurs sont dans ce projet de loi non yow xam ngay wax gi moom mooy lan nee naa la sénégalais dañuy toog di seetaan seen musiba les liveurs sont dans le projet de loi boobu loon su si duggee liveuru sénégalais yi lay sonal yaa ngi comprendre liveur yu nekk Sénégal liveur yu nga xam ne ni que ñoom ñooy nekk Sénégal di live di won gars yi tamit yeneen ak yenn bagages yi di xew yaa ngi comprendre te loolu doon fan la ko bëgg a jëlee yéen comprendre doo leen de Fatou Tampi la ñuy jéem a dem koji ji noonu Fatou Tampi lay jéem a lijjantil nu muy def génnee ko safe bi yan jamono ji ku sonal Macky Sall bu baax yéen xooloo leen ko sax nee naa leen Fatou Tampi boobu moom la parce que Fatou Tampi moo nekk si terrain bi nekk si live yi maa leen ko jox nag tey te xamul nu mu koy defee te jigéen la léegi su tëbee rek dal si koom day am problème day kii parce que jëkk na ko essayé gis nga ba mi kii gi naan wax gi nu mu demee te Fatou Tampi le problème mooy ñoom seul mouvement bi lu tax mu graaw mooy mouvement bandiraabe la Macky Sall nag foofu affaire bi foofu la koy gaañee mooy ni que ñoom dañuy wax si olof ba pare lijjanti lu ñuy def si olof ba pare soppi wax gi bandiraabe yaa ngi comprendre soppi ko Haalpulaar te loolu arrangé wul Macky Sall nee naa leen yaa un truc bu sénégalais yi dul bàyyee xel mooy communication dafa graaw communication lu tax mu graaw mooy Macky Sall xam nga lu tax souvent su ñuy wax du faale nit ñi parce que wolof laa la ñuy wax la majorité partie du temps Macky Sall soo xoolee ñuy faral di live en français wala ñuy live ba si biir dugal si ay yeneen làkk ñooñu la waa AP wala nguur gi ki Macky Sall di sonal parce que il donne trop d'informations si biti mais tant que yaa ngi yem si cadre wolof bi comme sama genre dof yi xam nga sama genre yenn saa yi damay wax lépp olof c'est rare ma gën franc da lay tàng xamlu xam nga lu tax parce que olof y a que 16 millions de personnes qui le parlent olof viral olof du sori olof soo waxee ba téegal sénégalais rek si am c'est 16 millions de personnes nag ñoom ay taalibe leen yaa ngi comprendre si ay ndigal la ñii di wuyoog ñee di nekk si kee ñeneen ñi noppi neen xam ne donc moom sur cette base tiitul parce que xam na ni que en wolof su affaire yi demee ba kii xam na fu mu war a jaar parce que dëkk bi nee neen am na foo xam ne soo fa jaaree mooy loolu dëkk bi yaa ko donc moom su jugee mooy visite yooyu muy def su gars yi waxee ba pare mu jug mu am fu mu fa jaar am fu mu jaar am nu mu defa gars yi donc moo tax moom côté googu du loolu
mais nee naa leen la langue la plus parlée en Afrique c'est le halpulaar c'est le pël le fulaani bokk booboo gën a dee halpulaar ak pël du ñuy déggante c'est la même chose fulaani c'est la langue la plus parlée en Afrique après le Ibo et le Yoruba. Parce que l'outa, les Fulani sont la race la plus versée dans l'Afrique et nomade. Peul, alpulaar. Légui nak ñu wa Fouta Tampi tant que ñoo ngi def sen live yi diko wax en tout couleur wala diko wax ci peul ki lak yoy. Cet message ne reste pas seulement au Sénégal. Ça tourne dans tout le Sahel et ça tourne dans beaucoup l'international. Té Macky Sall bandiraɓe yooyu pël yooyu noonu ñoo ko jàppale woon campagne moo taxoon mu amoon fit ba muy ñëw di woote di naan ay affaire de parrainage ba mu faloo mu dem moom ak ay ñoom ombaalo ak ay yeneen pël Fuuta yi xam nga yeneen genre kii IBK xam nga ay affaire yooyu noonu jéem a dem créer benn affaire quoi benn genre xam nga rek symbiose dem toog foofu parce que lu tax affaire yi fu mu jóge la moo tax nag léegi loi boobu noonu muy wax ba naa ay kii nangam loi boobu ñu nekk Sénégal lay sonal mais ñu nekk international seeneen dëkk yi mënu leen sonal mënoo fekk ne si biir dëkku jàmbur ñëw toog naan ko tëdd comme essayé na ko nee naa la essayé na ko ak Tunkar fii ba mu ko fii def ak Tunkar man ba ma ko waxee dès le départ laa la ne du mujj fenn wax gi day bëri coow li day tourner wax gi bëri du mujj fenn fii États-Unis la gars yaa kii ma ne leen non di leen ko ñaanal ne mais du wax gi du mujj fenn parce que lu tax ma ne leen et même si luñ ko doon tuubal nu ne leen moo amoon que sax waaye c'était terroriste suñu demoon ñoom ba nu aviser loolu noonu Amérique du ko jël joxe ko Amérique du ko joxe Amérique mooy le premier chasseur aux terroristes dinañ dem ba jàpp terroriste que ça soit yow Guantanamo xanaa déggoo leen Guantanamo soo fa demee yàlla terroriste de tout non Guantanamo Amérique dina dem ba jàpp un avéré terroriste dans son territoire nak même si était pas de quelle nationalité que tu sois ça waay doo dem tu lay juger fii lijjanti la fii yóbbu la Guantanamo te goma de donc le Sénégal sera même le dernier bu siy jot noonu laa leen ko waxee mën naa leen saa waay nen wax leneen lu am yooyu noonu yëpp muy def noonu kii di teg nee naa leen pour taal dëkk bi dictature la taal dëkk bi forcer affaire génn daw loolu rek lay jéem a teg loi boobu rek lay teg loi wu dictature loi wu forcer loi wu xool nu muy def génn dëkk bi encore nee naa leen sénégalais yi ñoom ñoo ko nangu dinañ dem ba tollu ay jamono Macky Sall dina ne ku puub laabu sax dinañ la tëj kaso Macky Sall dafa léegi dina ne ku puub bu mu laabooti na gars yi di génn ak seen i xetu douce fa leen mujj parce que on n'y comprend plus Macky Sall day tëdd yeewu matin xalaat lu ko neex génnee loi génnee forcé ko nit ñi gars yi député mbaama mi génn dem forcé wu ko daal di ko voté nu ñëw forcé ko sénégalais yi toog nii président day yeewu xalaat affaire am woote ay bagaasam ñëw toog ma ne leen da ngeen di imaginer loolu ba Donald Trump jugee daal di ne bëggul immigré bëggul noir léegi loolu su nekkoon ni moom xalaatam noonu lay comme tey jii nii kenn du des États-Unis génnee nañ ñëpp loolu mooy dëkk bu dee mais dafa wax xalaatam gars yi ne ko saa waay sa xalaat nga wax quoi voilà lu nga wax rafet sa xalaat nga wax mais loolu ngay wax yow la concerné même su nekkee président nga ay affaire de kii lu ngay wax yow la nga concerné muy jéem a forcé wax gi yóbbu ko assemblée nationale pour gars yi voté ko gars yi ne ko nag balaa noo voté loi bi si yóbboo na nga jël sa jabar bi yow maanaam yow sa jabar sa moom immigré yow na nga jël sa jabar bi delloo ko gaaw parce que xam ni que su loi bi su mu koy voté moom la ñuy njëkk génne moom la ñuy jëlee exemple saa waa ji reculer si ndànk génn si wax gi ba mu set yee mais ñun comme ni ma ko waxee buur wala président wala borom mbaxane wala borom xaalis su ko neex wax gars yi toog day nelaw gëntam yeewu teg ko et tout le monde accepte ça yeah lii lépp Macky Sall parce que lan gungee nañ Sonko bu def na affaire am woote na kenn wuyu siw ko gars yi dem na wuyu ji Sonko
déglu ba mu neex nu pare ànd ak moom gunge ko ba këram saa waay naqarlu ko guddi gi yeewu créé loi terrorisme parce que lépp si réseaux sociaux yi la jaaki gars yi ñoo médiatisé woote ki nangam léegi loolu metti na ko te pourtant moom moo ngeeg ay milliards di fay ay nit di leen jox ay millions gars yi di génn si mbedd bi di tasaare ay millions te mënul motale c'est bizarre léegi moom dernier recours milliards am yi sax dimbaliw ko xaalisu dëkk bu muy jël ça di si corrompre nit ñi instant yi nii ça ne suffit plus ça ne suffit plus saa waay ranga leen moo ngi noonu fala Kër Massar moo ngi noonu fayati na nit ñi dajale leen jox leen ay t-shirt ñoom ñëpp nu taw si kan man mbaam yooyu la am xam nga fii laa toogoon di wax souvent nu naan non pourtant sénégalais waloo leen mere suñu demee nu leen di neexal nu jël foofu 5000 10 000 yu ñu jël seen xaalis la ay affaire de kii ñoom doon mën na leen non xam nga ban moo ne ko soo jëloon sa te demoo nu ne waaw mais gars yi du ñuy dem de léegi loolu mooy lan soo waxee nu naan non ay mbaam leen ay mbaam ay imbécile gars yi du ñuy dem nu jox leen nu lekk nu jox leen 5000 wala 10 000 sol leen t-shirt jox leen du ñuy dem ñooy nekk sa kanam loolay wax gi donc c'est des nit ñoo xam danoo jaay seen ngor yi mais jamono ji nu toll nee naa ne Macky Sall ak milliards yeeg cortège am mais ni ko moom mooy moom de campagne am da ko teel a commencé moom tournée économique oui bu tournée économique 2 ans avant ton quitté pas tournée économique yow en pleine campagne yow au lieu mu teg campagne mu teel a leer moo ngi doon di jéem dof lu waat encore si élection municipale sénégalais yi tamit au lieu nu góorgóorlu nu lijjanti loolu mu teel a leer mairie yi nu lijjanti affaire yi gars yi nekk fi di yolam yow man sénégalais balaa baa de lewal fen-fenal cappal bi et avec ça on veut des résultats nan la ñuy amee résultat nan si tappale gars man de je vais le dire encore une fois te nu ñaanalante Sonko fépp fu mu munti nekk rek su amee ku ko jege ne leen ko Moussa Camara nee na dal naan amiin waaw moom Sonko fépp fu mu munti nekk na naan amiin xam ni que maa ngi koy ñaanal gudd fan waaw di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal xolu muñ te di ko masaw Sonko sera xawma nag de mais bis bu ko yàlla dimbalee wala je ne sais pas qui sera le futur président mais ce président sera le président le plus fatigué de tous les temps. Ça sera le président qui aura plus de challenge et le président qui aura ni que non nar naa mi problème musiba naaru laay parce que naruñu koo jox matière de travail narul am arme bu mu liggéey du noonu daa nar a ñëw fekk dëkk bu nu saaxee ba pare jaay ressources yi jaay contrat yi may lépp joxe ko tibb caisse noire bi fonds yi lépp pasaree ko lekk ko jël territoire suuf si lépp mayante ko seen biir moom loolu la nar a ñëw fekk loolu la nar a commencé liggéey mu daal di ñëw nag encore fekk tamit peuple boo xam ne ni que c'est divisé depuis des années ku nekk di ràcc jëmale sa boor mu nekk peuple boo xam ne kumba am ndey kumba ñàkk ndey gaa yoo xam ne ni que foo tëgg sabar fecc ndawtal ndey dikke yaay fay yooyu noonu yooyu leen gëm yaa ngi comprendre léegi daal saa waay nag loolu la nar a fekk si ak ay illettrés yoo xam ne ni que nag commencé ne noo ñam nag lu naan révolution ay mbaam qui n'ont rien compris qui ont commencé à aimer wala ñoo fekk fi lu naan ay live ay affaire de révolution ay rouler lu xam nga ay affaire de kii Sonko yërëm naa la yàlla na la yàlla dimbali su sénégalais yi soppiwul seen mind soppi seen changement fas yéene xolal dëggu ñëw toog ànd ak dëgg xaw ma ban projet de soit nga ñëw def lu Macky def neexal ñëpp jël xaalis di jox ay yenn nit ñi pour affaire bi noppeeku soit nga ñëw teg sa plan bu nga waxoon teg fu laak fay da commencé dox nit ñi dinañ la jiñ terroriste loi terroriste boobu noonu ñuy wax boobaa si yow lay ko parce que nit ñi di nga leen andi lu nu tàmmunu liggéey tàmmunu wax dëgg tàmmunu am jom tàmmunu yenn tàmmu ne noo foo créer ay mbapat créer ay tànn béer xam nga dajaloo si ay taatu bâche di fen di duul di dën
te loolu xam nga ni que bu baax defarul dëkk soo ñëwee nag bëgg koo dindi teg sa leneen gars yi dinañ la waaw les noms d'oiseaux tu vas les entendre sama waa ji moo tax daa ma naan encore man j'ai peur et j'ai pitié et j'ai xam nga rek Sonko di ko ñaanal chaque jour wala le futur président daal kuy fas yéene toog si dëkk bi man de déjà présent man commencé naa di la ñaanal di la tegal parce que je sais que tu vas souffrir avec ce peuple parce que ce peuple souffre même envers elle-même nous on souffre envers nous-mêmes waxatuma laak nag keneen moo tax nag ma naan la sama gaay billahi wallahi waaw man moom képp ku mën a ñaanal le futur président da nga ko ñaan parce que Sénégal moom comme nu ma ko waxee rek c'est dans une pente boo xam ne ni que tant que nee naa leen dëgg teguwu fa dara mënu faa nekk waaw dara naru faa nekk voilà le futur président nag va souffrir su ko defee nu def noonu nu ñaanalante ba si beneen live beneen waxtaan di la ñaanal yéen ñëpp di leen jéggalu si lépp lu ngeen xam ne ni ko mooy loolu te dinaa leen nag encore c'est pas fini hein lii c'est que le début nag c'est que le début d'encore un long bruit voilà c'est encore le début des délires du président les délires de Macky Sall enco noonu laa koy tuddee ma les délires de Macky Sall enco avec tous ses copains gars yi nga xam ne que alalu àdduna moo leen jiital alalu àdduna leen bëgg billaay alalu àdduna bi duñ ko amee fenn fu dul saaga ki duula ki teg mais liggéey moom mënuñu ko fa am moo ñoom ñoo nekk nii jàpp Sénégal di ko yàq ñun tamit ñu toog doon si ay complice xam nga former groupe yi di tàccu di sànni xeer ki di kii yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na yàlla sàmm suñu doom yi yàlla na yàlla aar suñu rakk yeeg suñu sëtraat yi yàlla na leen yàlla musal si lii lépp yàlla na yàlla boole sénégalais yëpp ñu doon benn sénégalais. maa ngi jégalu tey live bi franchement j'ai pas envie de faire rentrer des personnes parce que ba may dugg je n'avais pas mis si sama bopp ma jël ay appel quoi moo tax dugaluma numéro bi maa leen di jégalu parce que comme nu ma ko waxee rek daa am ay jours yoo xam ne ni que ak nu muy yegse dañuy bëgg ñëw toog développer encore génne ça faisait longtemps ma def genre live yu mel nii comme nu ma koy waxee rek temps yi dama nekk si benn mission kon gis ngeen genre yi nii lu tax ma bàyyi woon sax di ko def ma bàyyi di gën a di dugg si genre live yi di tourner si genre affaire yi nii moom mooy lan parce que man dama def sama analyse comme nu ma ko waxee rek muy benn tey lii nii xew a ngi nii yéen a ngi koy gis loi baa ngi génn ñoo ngi jàpp ay nit di tëj ñoo ngi kii kilifa diine du nga leen dégg voilà man nag comme nu ma ko waxee nit ku xam ne ni que képp ku mu neex loolu yow la concerné nit ku la mën a yóbbu àjjana te mënulu la dara si kaw suuf yow soo ko nangoo yow loolu la concerné ñun amuñu si problème mais man nit képp ku naan waxu àjjana da ngay mën dara fii si kaw suuf voilà foofu la ñuy commencé da ngay mën dara fii si kaw suuf te yàgg na noo toog di seetaan xeex ak révolution bi ñun ñëw jugunu rek tëpp si jugunu rek ñëw xam nga daal di doon analyser di suivre nekk si ay ndaw nu teete ba nu ñëw nu toll si wii tey nu daal di gis ni que ñun tamit pare na noo jël les armes génn tamit xeex de sur les rangs moo tax tey nu daal di génn di wax mais ba nuy génn danoo analyser danoo gis ni que saa yoo dàq jee kaña ba ñëw toog ñun nu gis tamit suñu paxu kaña déggoo lu ma leen wax de danoo gis suñu paxu kaña fu muy génne te loolu c'est pas lu ñuy wax ak lu ñuy waxee paxu kaña leen gis fu muy génne ba si Macky Sall dooma xaraam bi tey ji ni ñuy wax su wax ki bëree mën na noo génnee vidéo yi audio yeeg vidéo yeeg tout est là Macky Sall làq naa ko si ginnaaw Serigne Touba fu ko kenn jotul léegi comme man tey ji nii sama xel bu gàtt mën naa toog ne kooku noonu làq Macky Sall fu ko kenn jotul ba mu teg nu musiba nii ba nuy dund li donc kookoo ma teg gàcce gi moo ma teg musiba lu tax muy làq ab doomaraam lu tax muy làq ab sàcc lu tax muy làq ab criminel ab imbécile xam-xam ba mu am yëpp ba muy yegg si xanaa gisuloo ni ko ab criminel la xanaa gisuloo ni ko ab assassin la mu jël ko mu làq pendant que taalibe yi nekk fi boobu ba léegi di joxe adiyeke te làqul taalibe yi wax ki day am foo ni ko man nee naa leen du ma xaar kenn ñëw di ma xeexal sama bakkan sama bakkan du ma xaar kenn ma yàlla bi ma ko jox maanaam ni ko bàyyi na ma ak samay cër bàyyi ma ak samay xel dama koy xeex fu ma ko mënee. Sénégal jamono ji da ngay wax politique amul sens parce que comme nu ma ko waxee gis nga lii lépp nii xew ni jamono ji ba si deewu 14 personnes yu xewoon tout dernièrement lan moo ko andi woon du politique du changer dëkk bi du kii fan la mujj 50 millions. 50 millions ak i ndigale ki ñëw toog ki wax la vie de 14 jeunes à venir léegi lan moo ko andi taatu benn jigéen mu créé groupement wu ay nit ñuy xeex xolal 14 jigéen
xale yooyu noonu ñu leen jur ay jigéen waa Kodas génn tey taxaw daal di accusation d'une femme tey jii ni leen génn ñoom ñu gans 14 femmes yu ñàkk seeni doom ñu créé ci association bañ a leeral 14 femmes yooyu nga xam ne que ñoom ëmb nañ jur ku si nekk ëmb na juróom-ñeenti weer tolloon si diggante dund ak dee jur seen doom tey jii ni ñoom ñoo toog noonu tey ñuy ñëw si benn wax boo xam ne bul comprendre nee naa la man am na wax yoo xam ne suñu demee ba àgg fa man je pète des plombs c'est incompréhensible moo waral tey jii nii man ma nekk sama position nit ñi nag ñoo fi nekk di lem-lem ak di leb-lebal xam nga parce que man su ma toogee di xool yenn atte yeeg yenn jugement yi nee naa billahi wallahi damay tuur xéewal damay jooy man yenn saa daf may fekk may toog sama rongoñ day tuur quand je vois ces choses dama naan non c'est impossible nan la nit surtout ay sénégalais nu bokk benn ko comme on peut se faire des choses comme ça ay nit génn assumer taxaw tey waa Kodas tey jii nii ñoom ñëpp ñoo génn di défendre wax boo xam ne éphémère chimère une chimère boo xam ne kenn mënu koo confirmer kenn mënu koo prouver mais 14 femmes yéene ñàkk seen doom c'est clair chaque jour suñu yeewoo dañuy jooy seen doom doolo di lay ñaanal te c'est des femmes comme ñoom c'est des femmes 14 mamans ñoom nee nañ ils sont là pour les droits des femmes mais ñoom fàtte nañ 14 femmes yi benn femme leen topp si ginnaawam di wax benn femme leen topp si ginnaawam di wax bu mënul prouver luñ ko def bu mënul teg si table bi lu mu ko def te femme boobu noonu da wax ne dafa biir wala effet démb gis nañ ko si lu mu nekk anniversaire di feetu femme bu doon wax moom aji saa bu doon dafa biir moom daraw biir jegew beneen femme bu fi mati 3 pommes jëloon biiral ko fi ba wasinloo ko moo ngi noonu tamit génn na daan dara dalu ko moo ngi noonu dulloo nen encore ana mati 3 pommes c'est des Sénégalais qui se font ça. Et maintenant, comme nous me le c'est des femmes qui sont à la tête de ça. Soi-disant, des femmes, soi-disant. C'est dommage. C'est notre Sénégal, hein. Et pourtant, c'est notre Sénégal. Et c'est nous-mêmes. On se mange comme des caïmans. On se mange comme des caïmans. So, du so commencé à voir nini di mer di gisen bob. Yeah, parce que man keroog dama toog ma xalaat ma daal ne non ñii ba ñuy yuuxu di dem ni naa Adji Sarr ils ont pas pensé kii nang ay droit de la femme ay kii nangam moo ngi noonu Françoise Hélène ba mu demee ba Sénégal est-ce que dem na seeti 14 femmes yooyu noonu yaayu xale yooyu noonu dee est-ce que seeti na leen moo tax boobu ba léegi ba may gars yi di wax mën naa leen man wax gi bëriwuloon j'attendais waa Kodas mu dem ba ñëw wax gi doon xam moo tax mën naa leen léegi lan mooy seen programme moo taxoon bépp moo tax mën naa leen nan nga expliquer programme bi mooy lan nan lañ ko naree parce que yow dem nga ba Sénégal droit des femmes ay kii da ngay xeexal des femmes yow femme mu nga demoon xeexal ginnaaw yow gisoo te yow nu ngay xeex di gans ñoom 14 yooyu ñoo ñàkk seen i doom 14 femmes yu ñàkk seen i doom ñoom ñëpp ku si nekk am na 9 mois Adji Sarr bu ngeen wax gisagul 9 mois. ñii xam ne lan moo su nekk si di lan mooy souffrance su matu lan mooy souffrance su ëmb waxatuma la ak loolu souffrance su yeewu guddi nàmpal souffrance su tete souffrance su yar ba tey jii ni ab doomaraam ñëw jëlal la ko si 50 millions 50 millions la sëriñ bi génnee wax la génnee joxe 50 millions voilà. donc nag mooy comme ni ma ko waxee moo tax man souvent ñoo génn si waxu politique Macky Sall Macky Sall wala Macky Sall amul sens si man un moment dama dem ba toog dama ne jaru ko tu te fatigues danga fay nekk sàndanteeke amul sens parce que lu tax comme ni ma ko waxee mënunoo tabax kër sans fondation comme yu ñuy def nii Sénégal bëgg tabax bëgg defar te duñu commencer dans les bases loolu la fa demee suñu bëggee changement duñuy commencer changer dès les xam nga si suuf mu jëm si kaw. point voilà ma dem toogi fële dem jàpp ji sama paxu kañe yi su demee ba sénégalais amatuñu ngor dëggoo tunu mënatuñu wax dëgg koo dénk mu sàcc koo wax mu saaga koo wax mu kii c'est parce que gëm-gëm moo amatul si xolu nit ñi kenn gëmatul su nit ñi amoon gëm-gëm su gëm-gëm desoon si nit ñi gars yi duñu saaga gars yi doon koo dénk loo ko soo ko laajte dina la delloo lu mun a dénk nit ñi dinañ am yërmande dëkk bi dina tane mais dëkk bi su demee ba mel ni nekk dëkk mu tappale c'est parce que gëm-gëm moo dañ si xolu nit ñi gars yi lan leen moo tax ñuy laajte nag lan ngeen gëm pour que nu mën a defaru si loolu nu mën a si tamit accommodé wu loolay wax gi
loolay wax Sénégal mënoo leen koo changer parce que lu tax gëm-gëm bi dafa ñëw dugg si politique bi Sénégal politique ak gëm-gëm leen boole sëriñ si day wax si politique léegi nag heure bu jotee nu wala wax si moom lu ne bu kenn du wax si moom léegi moom mooy jël làmmiñam di ko dugal si lu ne te xamul politique sëñ bi lan la xam si politique lan la xam si politique diine bu muy woote sax xamul si dara sëriñ si jamono diine gi ñuy woote xamuñu si dara ñuy wax politique lan leen xam si politique ban siy wax lu nu wala wax kay mooy askan bi dund bi jamonoonte bi dund gi waaye mais dund gi sax duñ si wax parce que ñoom seen dund baax na seen dund baax li seen kilifa lan leen xam si projet de loi lan leen xam si constitution mais projet de loi lan ba pare wala wax lu si dëkk bi lu koy defar lan leen mën a wax si dëkk bi luy defar dëkk bi si politique à part jàmmante leen sàmmante leen bëggante leen jaamu leen yàlla su weesoo waxum loolu lan leen si mën a wax économie danoo mën a ñëw wax nu waxu économie danoo mën a ñëw wax nu waxu leneen ak leneen un moment il faut se réveiller soo jugee gars yi aalu foog ni que da mel ni que da nga leen reyal seen taaw wala da nga leen parce que dëgg bi moo metti un moment il faut le dire tant qu'on ne fait pas cette différence ñu jël comme ni ma koy góor ñi sa góor ñi jigéen ñi sa jigéen sëriñ sa sëriñ sa ñu ko ci politicien sa politicien nu mën a saaga politicien kat sa ndey ba amul échappatoire ku sàcc nu téegal sa ndey amul wax yooyu noonu Sénégal du defaru parce que ku nekk da nga am ku la fital sa sëriñ moo leen di fital parce que kilifa diine yooyu nu ma ko waxee sax politiciens yëpp ay taalibe leen dañoo am ay kilifa diine ñu nekk si dëkk bi yëpp laay wax ñuy nekk si yenn place yeeg di lekk keeg yenn dëkk koo sox danaa la diw mooy sama sëriñ pour su defee musibaam mu daw dem làqatu si sëriñ bi ñaanal ko intervention ñoom ñëpp c'est la même chose et maintenant avec un truc comme ça comment ça va changer xam nga tey soo amee raq bu nu ne reewal si biir kër gi su la tooñee lu mu def nii soo ko bëggee duma mu daw dem làqatu wax ko sa papa wala mu wax ko mère nu ñëw saaga la wala nu dal sa kaw soo ko bëggee noq la def da nga koy ko ci yoonu école su wàccee fu paa bi newul même nga noq ko mu yóbbaale yoo pare yow nga damm koñ doo ñibbi parce que soo ñibbee dina la noq da ngay dem daw bàyyi ba affaire yi seet da ngay soog a ñëw lu ko waral parce que papa mère bu dugg si diggante wu éducation wala bu duggante si diggante mag ak rak noonu la demee rek tey jii nii nag ñun pour nous changer suñu politique ça va être un peu parce que tey jii nii ñun si diggante politiciens ak ñun kilifa diine yi dafa dox suñu diggante kilifa diine yi dañoo dox suñu diggante parce que lu tax taalibe yi ñoo ci ñu nekk si nguur gi ñëpp ay taalibe leen ay taalibe sàcc ku sàcc 100 millions 50 millions di nga jël 10 dem jox sa sëriñ ñaanal la denc la jël 10 yooyu noonu def si këram léegi su affaire bi cóolee bu gazeli moo ngi noonu salaamaaleykum maaleykum salaam tuub koo si tëj kaso wala prise wala si ñoom koo si wax mu daw Touba ku si def bu newam su nee salaam mu daw Touba làqatu ji comme boog nag foofu laay yemale tey wax gi di leen ñaanal dinaa leen loolu rek moo waral tey jii kon wax li man ma jàpp ko foofu tey ko mu dëgër rek voilà maanaam ni que daa am ku moom réew mi comme ni mu koy waxee chaque jour te ñoom ñoo moom réew mi te ñun ñoo ngi sonn comme ni ma ko waxee soo sonnee nga nekk si réew da ngay dem si borom réew mi comme Macky Sall mii ñuy waxal ñun duñ koy tooñ Macky Sall moomul réew mi ñun ñu dëkk si réew mi sonn nekk si réew mi Bamba moom réew mi ñuy wax ak Macky Sall ñoo ngi tooñ Macky Sall képp kuy wax da nga wala wax ak Bamba parce que Bamba borom réew mi ngay waxal soo nekkee si kër ngay luwee ko nga dem ba sonn si biir kër da ngay wax ak borom kër gi am déet mooy loolu rek toujours wax mooy andi wax donc boog su ko defee sama gaay nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live nu daal di fas yéene ñëwaat toog rek continuer waxtaan bi comme nu ngi koy defee saa su nekk ma leen di ñaanal yéen ñëpp ku si nekk fu mu nekk yàlla na ko yàlla defaral jàmm naan leen waaw jàmm ak jàmm rek ba bis jàmm di am si biir Sénégal waaw jàmm nag tamit nag moom su jaree xeex andi jàmm daf koy jar waaw comme boog nu def noonu ba si beneen waxtaan ba kilifa diine yi génn commencé wax si lii di xew si dëkk bi maanaam ni ko gisaguñu dara xam naa ni que si fan yu néew dinañ génn commencé sànni ay porte parole xam nga porte parole diw yi dina leen commencé dégg waaw Bass Abdou Khadre wax na wala kii am yenn porte parole wala yenn envoyé ndaw dinañ génn waaw comme que ñoom dañuy occupé wu toujours su nit ñi di xeex wala nit ñi amee problème nu daa di ñëw xam nga daa di wax fu mu jàllee dañuy yóbbante quoi waaw ñu ñoo ngi leen di xaar yamee trop loin waxoon naa leen ko fi 2 jours en arrière ne leen gunge bi mooy loolu les conséquences yu gunge yéen a ngi koy gis et ça part maintenant on va dans un autre truc c'est naan li leen naan sa lëbëxa sëbëxal xam nga sa lëbëxa sëbëxal moom la Macky Sall di def on est parti tey gis nañ nit dof
il s'est fait arrêter encore par ses je crois que même c'est une première fois hein su ma juumul mais kilifa moo ngi fa woon et les autres gars ils ont encore commencé les choses la dictature a commencé dans le pays te ñooñu ñëpp ñuy jàpp noonu ah ay taalibe leen de voilà man moom amaana du ma taalibe voilà man moom damay xorom sal nu bon mais ñooñu moom Assane Diouf moom échec na daw na kii tourné na moo ngi lijjanti ay affaire am moo ngi xam naa ni que sonn na si duggante génn bi dugg daa bëgg noppali ko tuuti mais mooy loolu mais ñoom ñëpp daal lu ma si xam mooy ñoo ngi jàppaat encore taalibe yi ay taalibe leen ñoo ngi foofu sur le terrain ñoo ngi xeex di wax kilifa yaa ngi dégg nag Macky Sall teg na dictature am xam naa di nag kilifa di ñuy xaar ba nu rey quelques taalibe nu soog a génn nag joxe ndigal yaa ngi comprendre wala génne waxaat encore seen i wax nu def noonu ba si beneen waxtaan peace love and harmony ciao sama gars yi jaajëf encore